frontières yooyu sax monsieur le ministre man dama ci am lu ma jaaxal parce que ku ne xam na ni CEDEAO bokk na ci charte yi mu gën a amal solo mooy nit ñi ku nekk mën a dem foo bëgg a dem foo mën a boo bëgg a dem nga dem boo bëggee toog nga toog mais yéen da ngeen jékki-jékki rek jël décision yu mel noonu ci dem bi ak dikk bi ndax loolu mënul néewal doole CEDEAO te du concertation amu ci dara amu ci comme li ko Abdoulaye waxee c'est-à-dire décision yu bëri président daf koy jël en solo est-ce que loolu nekk na loo xam ne non c'est pas des décisions qui sont prises en solo loin de là du loolu xam nga dafa am lu dugg ci àdduna bi ñëpp jëlandoo ay mesures presque à une semaine d'intervalle presque. Europe ñëpp fàtte charte yi nga xam ni yëpp par exemple signé woon nga ko wala dara danger bi ñuy jànkoonteeloon moom moo ëpp doole fuuf. ok d'accord. droit yi nga xam ne amoon nañ ko. loolu dëgg la moom. danger bi ñu jànkoonteel. tout à fait kooku li ñuy def au Sénégal yeneen réew yi def ko. c'est en toute responsabilité lañ jàpp ni. il faut que ñu tëj suñuy frontières circonscrire maladie bi ci biir réew mi. am na yeneen réew yoo xam ni defoon nañ ko fii ci Sénégal dañoo dem ba tere dem beeg dikk bi entre des régions. donc waxatuma la dem beeg dikk d'un pays à un autre. parce que loolu la feebar bi laajoon foofu la feebar bi tolloo et heureusement d'ailleurs. parce que loolu bu ñu ko deful woon ak li nga xam ni président organisé na ko en termes de système de santé kon tey jii la nga xam ni gis nañ ko wala dégg nañ ko ci yeneen réew yi ci wàllu musiba ci yaatuwaayu feebar bi ak ñi nga xam ni ñàkk nañ seen bakkan xëy na Sénégal moo na toll foofu. d'accord heureusement yàlla suuturaal nañ ba nga xam ni. am nañ ci mettit dëgg la am nañ ci naqar dëgg la mais nous sommes dans des proportions raisonnables. dafa am fu ma bëgg ñu taxaw Fablaye mooy ci Libye. parce que dama gis ni taxawaay bi ci Turquie di taxaw wala Égypte wala yeneen réew fekkul benn réewu Afrique daanaka ndax loolu lu reconnaissant la envers Kadhafi nga xam ni ak lu mën a xew itam lu ñu ko mën a waxal ci ni mu géré woon ku amoon taxawaay la ci Afrique ëllëgu Libye lan la mën a jur bu fekkente ni indi na jaxasoo ak lan moo ciy taxawaayu Afrique notamment le Sénégal. ma compléter si on peut se permettre monsieur le ministre parce que bëgg nañoo xam position Sénégal parce que Libye tànn sa bu la neex la entre Haftar ak le gouvernement bi nga xam ne moom la ñu reconnaître Sénégal ci ban taxawaay la. bi nga wax parce que bi ñu reconnaître dafa am état yoo xamante ni am na état yoo xam ne assumé nañu seen diggante ak Haftar ci ni ñu koy jàppale di ko jox. gis nga situation bi am Libye. moom moo jur li am Sahel. li ngay wax Mali situation Libye bi moo ko jur. 2011 bi ñuy jëlee Kadhafi fii loolu bokk na ci li tas Libye loolu moo tas Libye boobu ba tey Libye teguwul ci yoon. tey jii effectivement am nañu ñu fay xëccoo nguur gi Sénégal mi ngi ci côté ki nga xam ni Union africaine reconnaître na ko kooku la Sénégal di reconnaître maintenant. li am Libye il faut reconnaître li fa nekk ay puissance ñoom ñooy xeex biir Libye mënuma tudd lii wala lële di nga comprendre position ministre des affaires étrangères. mais ni nga ci gisee par exemple muy Turquie muy yeneen réew yi mais est-ce que Afrique aussi waru ci woon am benn taxawaay. Union africaine taxaw mi ngi ci taxaw waaw Union africaine taxaw nañ xëy na doole ji moo toll foofu parce que li ma la wax ce sont des puissances extérieures yu bari doole ñoom ñooy xeex biir Libye. Union africaine am na ci taxawaay boo xam ni taxaw na ko fi mu nekk nii pour jàmm ñëwaat ci Libye bu ngeen xoolee fan yi passé am na ay waxtaan yu fa commencé yoo xamante ni gis nañ ci ñuy waxtaan biir Égypte gis nañ ci Turquie gis nañ ci yeneen réew yoo xam ni jàpp nañ ni la fa nekk bu continuer yàlla mën a def jàmm ñëwaat ci réew mi mais en attendant c'est un gros problème pour l'Afrique et notamment pour le Sahel. donc ñun war nañ ci jël suñuy matukaay. monsieur le ministre est-ce que activistes yi quand même des fois duñu wax dëgg ci bu ñuy wax ni jot na pour ñu xeex moomaat suñu bopp ndax dafa mel ni Afrique terrain de jeu la grande puissance yi gis nga ko Libye bi ñun daanaka acteur passif lañ ci dañuy wane jàppale rek mais nekkuñu ci jeu bi réellement ça se passe en Turquie ak yeneen i puissance ñu ciy xëccoo di ci dem bu baax am loo xam ne nii. institution de souveraineté de développement la woon xam moom la ñu fogoon muy banque africaine de développement. banque africaine de développement tey mu toll ci situation boo xam ne li fa xew ay puissances étrangères yoo xam ne nii ay non résidence lañ leen tuddee bokkuñu ñooy nasaka nocci ñun suñu chef d'État yi li ñu mën a yem rek mooy maa ngi jàppale président directeur général bi nga xam ne moo fa nekk te Amérique nekk ci tànki dëjjeet ko jëlee ko fa te muy suñu banque africaine de développement est-ce que ñun am nañu souveraineté
naka la ñu fexe ba yooyu yëpp rëccu ñu ba tey ñun ñu doon terrain de jeu wu puissance étrangère yi ñoom ñooy lijjanti ak nasakano ci li xew fi Afrique. xam nga li nga wax léegi dëgg la souveraineté dañ koy conquérir en permanence et aujourd'hui dëgg la Afrique dooleem xaw naa néew. loolu aussi c'est la vérité. mais kon loolu dafay jox dëgg. dafa ndànk ma ñëw waa FRAPP. déedéet dafa ndànk ma ñëw tudduma FRAPP tudduma. non mais dafa la di jox dëgg ci ñi nga xam ne li ñuy xeex yëpp mooy seen souveraineté ci seen wàllu monnaie ak seen wàllu alal aussi. dafa ndànk xam nga waxtaan boo mënti gis. xool situation réelle bi da cee baax bu dul loolu rek da ngay doon idéaliste. di wax loo xam ni buñ la joxee moyen mënoo ko def. ok aujourd'hui il y a une situation qui est là qui est concrète et bi nga tuddee léegi leadership bu président Macky Sall loolu lay xeex en réalité quand il dit l'heure de l'Afrique a sonné quand il dit il faut que ñu xool nu ñuy bâtir ensemble suñu développement mais il faut reconnaître que am na quand même ay difficultés en Afrique parce que tey jii même dem beeg dikk bi jóge fii par exemple dem Mali wala jóge fii dem Guinée-Bissau wala jóge Guinée-Bissau dem feneen xëy na dem Paris ñëw mooy gën a yomb loolu c'est la réalité donc am na loo xam ni il faut que ñu transformer suñuy économie am na loo xam ni foog ñu liggéey ko ci wàllu intégration ba pare doog a mën a am leneen lu ñuy laaj malheureusement on a des contraintes qui sont réelles mais taxul Afrique tey commencé na am ay kilifa am na ay responsables yoo xam ni ñu ngi dóor ci table ji si on peut utiliser cette expression pour que les choses puissent avancer BAD c'est une institution de développement boo xam ne ni ko tabaxee dafay dimbali waa Afrique président ba fa nekk di xaritu Sénégal di xaritu président de la République Macky Sall jàppale Sénégal ci lu bëree bëri jàppale ay réew yu bëree bëri mu am divergence ak yeneen actionnaires parce que BAD dafa am deux groupes d'actionnaires dafa am réewu Afrique yëpp li ñu bokk am ñeneen ñoo xam ne ñu andi seen alal bokk biiru BAD doon ñu ñu woowee les non régionaux ay quelques pays Amérique am ci doole ni ñuy falee président BAD mooy il faut que genn wàll bu nekk d'accord ils ont posé un problème tous les chefs d'État presque yu Afrique ñu ngi jàppale président bi fa nekk léegi ñu ngi waxtaan ak Amérique am nañu yaakaar ni waxtaan woowu dina jur jàmm. ba ñu am ci lu ñu bëgg. mais ça c'est ce sont les règles du jeu. il faut que ñu xam ni Ablaye bu ñu toppee ponk bi nii xam naa ni dinañ ci yàgg te waxtu bi daf ñuy dab am na yeneen ponk yu ñu war a mais dinañ ko daaneele fenn rek parce que il faut ñu xam itam ban taxawaay la état bu Sénégal am ci ëllëgu Covid bi parce que lu bëri lu ñu yaakaaroon gis nga ko muy ci wàllu pétrole bi muy ci wàllu leneen ak leneen loo xam ni lu ñu mënoon jàpp la tey mën nañ wax ni bu doon jar fukk tey njëgam wàcc na. te bëri na itam ñi nga xam ne ay investisseurs lañu woon li ñu ci diggee woon xëy nañu matale ko dina nekk lu jafe président sax junj na ko ci génnam bi nga xam ne génnam bu mujj bi la lan nga jàpp ni kon moom mooy ëllëg bi ci Covid bi ci Afrique rawatina ci Sénégal. waaw Covid bi dina changer lu bëree bëri. il faut que loolu ñu nangu ko lu bett adduna bi yëpp la. kenn xalaatuloo ne adduna bi dina xëy bloqué wu. nii mu bloqué woo. ci ba pare jur conséquences yi mu jur ndax léegi réew yi waxatuñu croissance ay récession la ñuy wax maanaam réew yi daanaka mën nañ jàpp ni at bi du doon at boo xamante ni en tout cas ci wàllu koom-koom dina doon at bu baax à partir de ce moment il faut que ñu xoolaat toutes nos politiques de développement ci d'abord am na lu ñu Covid di jàngal ba pare parce que tey jii dégg naa président Macky Sall di joxe ay orientation ay instructions yu leer pour ci wàllu agriculture. na la ñu war a renforcer suñu agriculture. dégg naa ko muy joxe aussi ay indications yu claires ci wàllu industrialisation. parce que gis ngeen bi ñu fi ñëw ñu ñëpp masque la ñu takk. tout à fait mais Europe sax. fàttewu nañ defar masque. dañ ko externaliser woon. di ko defaree fenn loolu yëpp day tax suñu modèle. de développement changer je pense que ordre mondial bi président di wax ci loolu la et gëm naa ni aussi Afrique am na ci opportunité réew mu mel ni Sénégal nga xam ne réewu jàmm la aussi am na ci opportunité. Ablaye il faut ñu def ay questions réponses nag pour le ministre aussi baal ma rek gàttal li nga xam moom lay tontu sinon bu ñu ko deful rek pour dañ fiy yàgg trop. parce que lu jëm ci wàllu diaspora bi itam bëgg naa ñu ñëw ci ndax am na ndimbal loo xam ne président de la République jagleeloon na leen ko ñu xayma woon ko ci fukki milliards ak ñaar Ablaye lan nga si dégg yow ci loolu ndax.
jombul am na ci ñoo xam ni miin nga diaspora bi yow lan moo ci gën a nekk seen doléance loo ci faral di dégg. ndax séddale bi jaar na yoon. li ci gën a jafe mooy defe naa mooy jafe-jafe fii ci biir réew mi ndimbal yu ñu doon yët yaakaaroon ni ndimbalu benn moment la far feebar bi temps bi mu nar a durer monsieur le ministre wax dëgg fa yàlla ku nekk ci diaspora bi bu ñu lay ndimbal kenn du ko xeeb waaye bu ñu la nee 500 euros la ñu la jox ci loo xamante ni sa liggéey yàqu na matu la sax semaine bi nga xam ne di nga ci jàpp. te namaguñu leneen loo xam ne nii moom lañ leen di jàppalee loolu diaspora bi vraiment suñu mbokki sénégalais yi rawatina ñi nga xam ne ci activités yi ñu nekkoon vraiment dafa taxaw complètement xëy na amuñu fayoor ci réew yi ñu nekk loolu benn la. ñaareel bi aussi mooy ci wàllu ñëw bi mais monsieur le ministre dem nañ ba benn moment boo xam ne billet simple bi nga xam ne moom lay ñëwee. njëkk yi ñu ko teg. vraiment jéggi na dayoo te loolu ku ko waxul aussi xëy na da ngaa gisul jafe-jafe bi Sénégal yi nekkee état tam mënu ci woon a jàpp xëy na subventionné wala mu doxalee nee na ak partenaires commerciaux yi di Air Sénégal wala Air France. waaw xam nga li nga wax yëpp dëgg la mais dama jàpp ni ci wàllu Covid taxawaay bi nga xam ni Sénégal am na ko ci taxawaay bi nga xam ni président jox nañ ci ndigal Afrique yëpp laa wax amul benn réew bu ko defal diaspora maa ngi ciy dikk léegi Afrique yëpp laa wax du ñun rek naka am diaspora bi mbas mi ñëwee président dafa defal un programme de 1000 milliards 1000 milliards yi muy junni milliards li nga xam ne jox na ko diaspora bi toll ci fukki milliards ak ñaar ñu ngi ko waxee léegi fukki milliards ak ñaar yi ne nañ ko dimbalee diaspora bi jot nañ ci juróom benn milliard ak ñaar téeméeri million ak juróom fukk ñu ngi njëkk a jot juróom ñaar téeméeri million muy 725 ak ñaar fukk ak juróom benn 726 millions ci njëlbeen ñu dimbali ci junni ak ñetti téeméeri nit yoo xam ni on a les listes loolu moo doon aide d'urgence bi aide d'urgence bi ñenn ñoo ko moomoon mooy Sénégalais yi demoon voyage bloqué ci ay aéroport dimbali nañ ci presque 900 ñaar téeméeri junni nit yu manqué tuuti dimbali nañ ci nañ ci dimbali ci li président waxoon te def nañ ko am ay étudiants yoo xam ne amuñu woon bourse amoon ay liggéey yu sew fi ñu nekk xëy na ku nekk ci diaspora bi xam na loolu dimbali nañ ci ñaar téeméeri étudiants ak ñeent fukk ñu am ay compatriotes yu feebar surtout mbas mi jàpp leen boobu kenn xamul feebar bi mënuñoo génn xamuñu fu ñuy dem ñu dimbali leen enfin ñu dimbali ñi nga xam ni seeni mbokk dañu am kuñ ci ñàkk ñun ñëpp dimbali na leen muy Afrique muy Europe deuxième tranche bi ñu ko jotee muy 5 milliards dimbali nañ ci 60 000 personnes maanaam juróom benn fukki junni nit ñoo xam ni ku nekk jot nga ñi nekk Afrique ñu jox leen ku nekk jot na fukki junni ñi nekk Europe soit zone dollar wala zone euro di nga jot 300 euros wala 300 dollars 300 euros dina toll après ci 180 000 à peu près 65 presque 200 000 étudiants yi jox leen 200 dama ne amul benn réew boo xam ne def na ko maintenant gis nañ ni sénégalais yi soxla nañ ko gis nañ ni diaspora bi soxla nañ ko incha allah semaine bii ñuy dugg 6 milliards 250 mille yi des dinañ ko génne dinañ ko joxe Afrique parce que plateforme bi ñu amoon nga xam ni ku bëgg da nga ciy bindu plateforme bi ñaari junni nit ñoo ci bindu ñaari nu mu tudd 200 000 personnes. ñoo ci bindu. ci plateforme boobu. d'accord ñoo ci bindu. d'accord maintenant mu des dem beeg dikk bi. dem beeg dikk bi allez-y. alors